Rahman donay ma di yoolay ba yaram bala ko ba tey yaa fi ne telli bi barab bi nga xamante ni barabu Seydina Issa Rouhou Laye nekk borom Cambérène nekk ak monsieur le maire El Hadji Doune Pathé Mbengue maire de Cambérène ak ki nga xamante ni mooy Mamour Ndiaye nekk 4e adjoint au maire ñoo nekk fii ci jotaay bu sell bi Doune Pathé Mbengue salaamaaleykum. waaleykum salaam Elmat maa ngi lay ziar di la nuyu. nan nga yëgee tey appel bi. mais kontaan mbégte di tàmbale samay kàddu di sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonante bu tedd bi Seydina Mouhamed Seydina Imam Allah di nuyu di ziar di ndokkeel suñu xalifa Mouhamadou Makhtar Laye ibnu Seydina Madione di ko ndokkeel ci bis bi bisum maamam bi ak mbooleem njabootu ahlu bayt rasul mbooleem fidèles yi communauté Layène et mbooleem islam bi ndax appel dootul appelu Layène yi mais appelu islam bi la donc sant yàlla bu baax ci appel bi ñu ñëw fii célébrer ko ubbee ko jàmmalaay si maam Seydi alayhi salaam. tey Doune Pathé Mbengue maire de Cambérène ci organisation bi groupement central bi ci nga xamante ni mooy dëkk bi sa maire sa compétent nan nga gisee organisation. macha allah c'est une occasion ma féliciter leen. parce que li ñu gis en tout cas Cambérène ci tàmbali gi dal na xel donc occasion la ñu féliciter encourager ñaanal les membres du groupement central les membres du comité d'organisation yi nga xam ne wax dëgg yàlla boobu depuis at weer yi mujj yëpp ñu ngi di préparer appel bi donc gis nañ ni ak ñeneen waa Cambérène gis nga ni ñu takkoo ku ne appel bi wax waa Cambérène ndax muy Cambérène muy Yoff muy Ngor dañ fa am taxawaay ci jeunesse yi ci jigéen ñi ci mag ñi donc macha allah dañuy ñaan yàlla ñu tàmbalee ko ci bismillah yi génn ci alhamdulilah. ba tey ñu dugg ci cérémonie officielle bi ñi fekk fi ñaari discours yu am solo coordonnateur général bi Seydina Issa Laye loolu loo ngi wax la ngay wax ci loolu. macha allah comme à l'accoutumée Seydina Issa discours introductif bi mu def ubbil baayam Mouhamadou Lamine ñëpp dégg nañ ko mu accentué ko ci jeunesse ak éducation donc njàngale ndax njàngale googu moom la Seydina Limaamu doore bi mu ginnaaw ba mu ne aji boo daayallaahi yaa marshalal insi wal jinni inni rasulullah ilaykum Baay Laay dafa jàngale mboolem sëriñ si raw na leen ci waare teree ka digle la njiin ma doore te teree ka digle mooy jàngale donc mooy jàngalekat bu mag bi jeunesse bi nag yitteel Seydina Limaamu ndax ci jumaay Laayeen ngay dem fekk fa xale bu tuuti parental wala xale bu am 6-7 ans pour lan tàggat ndaw ñi ci diine jëlaat jigéen dugal ko ci diine loolu mooy message bi nga xam ne aussi mooy le message de l'appel ginnaaw woote bi aaju boo ñëw leen wuy si woote yàlla bi Baay Laay dafa jàngale donc njàngale boobu ñu ñëwaat ci orienté ko ci jeunesse bi nga xam ni ñooy avenir u Sénégal ñooy avenir u àdduna je trouve que le thème est très pertinent thème bu am solo la macha allah. Mamadou Lamine ki nga xamante ni ñëw dal di ko tëjee def appel bi yow moom la nga jàng ci loolu. macha allah Mamadou Lamine chaque fois daf ñuy fàttali message bi ak yàlla ni mu dimbalee Seydina Limaamu ci woote bi comme ni mu koy waxee baayam bu tedd ba suñu maam Babacar Laye mu ne lu dañul rek doy bu ñuy dem bay célébrer 142e appel. kon dëgg la ndax lu yàgg dëgg la Baay Laay alayhi salaatu wasalaam yàlla dëggal na ko ci jamono loolu la Mamadou Lamine fàttali ci mu'jizaat yi mu def yi fàttali ni moom kat ndaw yàlla la ndax yàlla su yónnee ndawam xam nga lu mu lay wax lu muy laajte xool leen signes yi te Seydina Limaamu indi na signes yi wane ni yàllaa ko yónni Seydina Limaamu Baay Laay leen yey ci téere yàlla buur bi ñu moom ndax xam-xam ba sa maxfuus moo ko saytuwoo leen war leen ñu gàntu gëm yey sellal ba diwaan loolu moom mooy li nga xam ne aussi tey dañ koy yëg bu ñu ñëwee fii ci jàmmalaay ubbee ci Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salaatu wasalaam. macha allah Mamour Ndiaye nuyu nan la. maa ngi lay fay Elmat. Mamour ban sentiment nga am tey ci appelu 142e édition. Elmat mbégte la ci am mbégte moo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye am fu mu yem. ndax yàlla dafa def aussi mu nekk ci premier appel avec le maire Doune Pathé ñu ànd ak comité bi liggéey ci ba yàlla tey ji defal nu ndam ci ubbite Cambérène bi
mu doon lu fort si ñun ñu ñaan yàlla suñu borom bi at yi di ñëw yàlla na dàq at mi. Mamour Ndiaye tey organisation bi mucc na ayib ci sonorisation ci climat bi yëpp jaar nañoo ubbital ak ubbiti pont bi nga xamante moom la doon ñëpp di xaar ban sentiment nga am ci loolu. waaw loolu yëpp dañ koy sant yàlla suñu borom di xam ni tey jii li Cambérène bëggoon mooy yàlla dimbali ba pont bi jàll yàlla def na mu jàll si veille appel bi ñu koy sant yàlla bu baax waaye aussi de lancer un appel au président de la République di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom bi li mu bëgg Sénégal yàlla na ko yàlla defal waaye aussi di lancer un appel tey jii solennel au DG de l'AGEROUTE. Cambérène ñu ngi vivre des moments yoo xam te ni xëy na peut-être que neex na si suñu xool ndax VDN bi jàll na mais tey jii ku xool environnement bi à travers la poussière à travers tey jii les routes secondaires am na lu des mais dinañ comprendre ne xëy na tey temps bi moo xat mais ñu ñaan yàlla bu liggéey bi bu appel bi jàllee ñu jël ko en priorité mën a finir les travaux pour que Cambérène mën a nekk en paix sur le plan de l'environnement. Ginnaaw loolu aussi may féliciter aussi le comité d'organisation de l'appel qui cette fois-ci accepte na tey jii intégré waa Cambérène tey jii ci commission d'organisation et de l'accueil pour la première journée. Ça nous a permis ñun waa Cambérène suñu parents yi suñu autorités yi suñu dignitaires yi accéder nañ ci tribune bi sans aucune difficulté parce que tey jii ñun ñi nga xam ne ñoo de Cambérène bokk ci commission bi orienté na leen jàppale leen ba yóbbu leen fa ñu war toog boo xoolee ñoom ñëpp tey jii dañu am sentiment de fierté de satisfaction ci bisu Cambérène bi loolu aussi ñu koy sant yàlla bu baax. macha allah kaddu gu mujj gi tey ci mois de mars lañ nekk tey di 4 ci bientôt ñu dem ci 8 de mars fête de la femme te seeg appelu Seydina Limamou lan ngay wax ci jigéen ñi. di sant yàlla delluwaat di santaat yàlla ndax mois bi li mu dajal dafa xaw a bari muy jigéen dafa nekk loo xam tey jii dafa nekk maanaam lu am solo ci suñu dund. ndax jigéen ñooy suñu yaay jigéen ñi ñooy suñu soxna jigéen ñoo ñu yor ci kër gi ñooy yar suñu njaboot jigéen ñooñu tey jii weer sax doylu ci ñoom at dal ne war a sàggal waaye comme am nañu journée wax le 8 mars la ñun dañ ci profité ci occasion bi di ñaan yàlla suñu borom bi képp kuy jigéen yàlla defal la jàmm képp kuy jigéen lépp loo bëgg société bi yàlla defal la ko di ñaan aussi suñu jigéenu Cambérène yi kenn demul ñu des di leen ñaan ñu booloo ànd nekk benn ñëw ànd ak monsieur le maire Doudou Pathé Mbeng mi nga xamante ni tey ñi dans la politique am na programme spécial pour les femmes ñu ànd ak moom liggéey pour suñu dëkk mën a jëm ci kanam